Preview. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa dal leen jàmm ci xibaar yi ñu dooree ko ak conflit Casamance bi nga xam ne ñii di waa DIRPA di nekk kuréel mi nga xamante ne ñoo joxe xibaaru wàllum armée mi nag jaarale nañ ko ci ab communiqué di xam ne rek ne armée bu Sénégal daan na teg loxo lu bëri ci ay base maanaam dëkkuwaay yi nga xamante ne foofu la rebelle yi daan nekk ca Nord Sindian juróom-ñaar ci société civile ñoo doon amal tey ab manifestation foofee ca place Washington na ñoom nag li leen doon tax a jóg mooy fexe ba nguur bi jëlee fii wàllu système mu parrainage bu ñu nar a amal ci élection législative yi nag daanaka daan nañ teg loxo Guy Marius Sagna ak ñu bëri ci manifestant yooyu. jamono ji fii si Ndakaar ñu nemmeeku ñu bëri ci ay doomu nigérien ñu jóge seen réew ñëw fii si Ndakaaru nag ginnaaw li ni mel ba tax ñu bëri ci sénégalais wax ci nag autorité nigérienne daan nañ ci wax waaye nag la ñu xam rek mooy mbir mi dafa am trafic illicite waaye nag ñu ngi daal di fexe ngir amal ab saafara jëlee fii mbir yooyee xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram moom la ñu jeexalee mbokk yi léegi-léegi ma dikk ñu faram fàcce daleen jàmm mbokk yi ñu dooree xibaar yi ak jàppante bi am foofee ca Casamance diggante armée bu Sénégal ak mouvement MFDC nag ñi di waa DIRPA nekk kër gi nga xamante ne ñoo joxe xibaaru armée bu Sénégal daan na xam ne jaarale ko ci ab communiqué nee na armée bu Sénégal ni ki démb daan nañ teg loxo lu bëri ci base maanaam dëkkuwaay yi nga xamante ne foofee la rebelle yi daan nëbbatu ca Nord Sindian nee na nag teg nañ leen loxo waaye nag ñu bëri ak lépp bagage yi fa nekkoon daan nañ ko teg loxo naka noonu ñi ngi xam la ci yenn gox yi nga xam ne fa lañ ko banki ngaay Djilam Fale ki ges Katama foofee nag lañ doon toog waaye ñu leen di fàttali ñeenti soldat yi njëkk a faatu ca gox yooyu lañ ñàkkee seeni bakkan manifestation non autorisée maanaam boo xamante ne dañ koy amal juróom-ñaari société civile organisation ñoo ko amal tey ji foofee ca place Washington jëmale ko ca ministère de l'intérieur ñoom nag activiste yooyee lu ñu bëgg rek mooy nguur gi jëlee fii système mu parrainage bu ñu nar a amal ci élection législative yi nga xamante ne moom la ñu dégmal waaye nag kii di Guy Marius Sagna ak ñu bëri ci manifestant yooyee jamono ji ñu ngi ci loxo waa police. ñu wax ci wàllum ndox nag fii ci xibaar yi nag ki nga xam ne mooy directeur général bu SONES di Charles Fall mi ngi xam ne rek ne ñu ngi tàmbali ab projet boo xamante ne rek bu daal di yembe nag jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañ nemme ko ci wàllum ndox fii ci Sénégal projet boobee dina ko saafara jot nañ ko téléphone ci ak Ousmane Niang. En tant que société de patrimoine en charge de SONES en tant que société du patrimoine tey dañoo toog ngir waxtaan waaye tamit exposé jafe-jafe yi nga xam ne léeg-léeg ndox dañu koy amee fii ak 2035 nag ci njiit li président de la République Macky Sall di liggéey ci naka lay def ba Sénégal yépp mën a am ndox mucc ayib. Par rapport à la problématique d'alimentation en eau potable. Des deux modérateurs qui sont d'éminents experts, Monsieur Martar Fall qui est un expert de la Banque mondiale, ainsi que Monsieur Cheikh Fall qui est un ancien directeur général de SONES, aujourd'hui consultant. Nous avons pu également échanger sur la problématique du financement du secteur. Comment faire pour que l'eau puisse continuer à financer. mucc ayib ndaxte ndox fii ci diwaanu Sénégal yàggoon na am ay jafe-jafe waaye jiitu réew mi def na ci liggéey bu am solo ndaxte gox yu bari yoo xam ne mënuñu woon a am ndox ñun yóbbu nañ fa ndox kon kay loolu li muy tekki mooy accès universel maanaam ñëpp am ndox ku ci Sénégal sunu yitte la am na ay projet yu ñu nam def te yooyu projet danañ ko amal mu nekk projet boo xam ne buñ ko defee mooy bi njëkk ci Afrique boobaa fii ci Ndakaaru ndox dana fi mën a doy surtout day nekk ndox moo xam ne ndox mu mucc ayib lay nekk. projet en cours à savoir la construction d'une usine de dessalement qui est la première en Afrique, en tout cas au sud du Sahara. La région de Dakar bénéficiera d'une bien meilleure
alimentation en eau potable. ginnaaw wàllum njox ñu wax ci wàllum njàng meek njàngale bi dem wutali ba Saint-Louis foofee ca université Gaston Berger étudiants ya nga fa nekkee nag ñoom ñi ngi tàmbaliwaat seen mouvement d'humeur ñu ngi ko xamle démb ba ñuy amal ab assemblée générale niki démb ñoom nag lu ñuy décréter mooy 112 heures de grève la ñuy décréter boole ko dañuy daal di arrêté lépp loo xamante ne dafa soxal wàllum njàngam pédagogique waaye tamit fay ticket du fa am ci restaurant yi ñoom nag lu ñu bëgg wala sax lu ñu ñaawlu bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy seen coordinateur di Ousmane Gueye nee na nañu fexe daal di tàmbali liggéey réhabilitation bu soxal wàllum yoonu jóge ca Crousso ba ci biir université ba. ñu dellu si fii ci Ndakaaru wax ci ordre des pharmaciens du Sénégal ñoom nag ñi ngi xamle ne 95% ci garab yi nga xamante ne moom lañ am fii Sénégal daanaka yëpp bitim réew lay jógee te nee na loolee nag mun na jural jafe-jafe ci wàllum wérgu yaram ngir ay leer ñu ànd ceeg Souleymane Soxna. Sénégal nag wàllum pharmacie nekk na li nga xamante ni daanaka waxuñu ci lu bari ba tax na ñi nga xam ne ñoo jiite pharmacie fii ci Sénégal ñoo ngi xam ne lu ñuy dépendre ci importation médicament toll na lu ëpp ci juróom-ñeent fukk ak juróom ci pourcentage ñu ngi wax jooju ci salon bu international bi nga xamante ni amaloon nañ ko démb ci talaata ji waaye nag lu jëm ci wàllum sécurité ci médicament yi ñooñu ñi ngi xamal nag maîtriser circuit bi nga xam ne jëm na ci wàllu produit ci matière première yi nekk na li nga xamante ni maîtriser guñu ko waaye ñoom nag ñi nga xam ne ñoo jiite ordre boobule ñu ngi wax ne phénomène bi jëm ci wàllu médicament yi fii ci Sénégal rawatina ci garab yi ñuy jaay ci mbedd yi nekk na fléau bi nga xamante ni arrangé wul askan wi ci seen i wax ba léegi nag nee na nag garab nekk li nga xam ne dañ ko war a sàggane dafa war a wuyu li nga xamante ni loolu la askan wi soxla askan wi nag war nañ ko jox gëddëm te garab kenn dañ ko war a saytu bala nga koy jëriñoo jot na nag ñu joxaat garab palaasam fu mu nekkoon te médicament dafa am solo ci réew palaasam nag nekkul ci mbedd. jërëjëf Souleymane Soxna ñu wax ci mbirum Miss Sénégal moom mi nga xamante ne nag indiwaat nañ ci ay leeral ginnaaw bi nga xam ne moom Ndeye Fatou Dione nag mi nga xamante ne dafa tuumaloon ak comité bi ginnaaw bam ci jëlee ëmb naka daal na weddi waxam yooyu nga xamante ne moom la yëkkati woon teg ko ci comité bi Sénégal yi naka yéeneen ci yàb bi ñu teewlu micro trottoir bi nga xam ne Elisabethine moo ko def. bu nit ñi maandoo nga bañ di xawi sutura sa morom nga rafet njort ci sa morom man je pense que tous ces problèmes là mënul du am. Olof bi moo xaw a kii du am par rapport à l'affaire Adji Sarr c'est le même cas. Dans un monde trop matérialiste les gens bon ou bien même les personnes tout ce qu'ils croient maintenant c'est quoi? C'est le bien matériel et c'est ce bien-là maintenant conduit à beaucoup de bévues, voire des égards, surtout. Je ne dis pas les hommes, bien sûr, mais c'est surtout là, c'est sur le côté de la féminin. Moi, je me focalise sur ce verset-là. Yàlla moo xam buñ ko tënkee foofu donc je me suis dit que il y aura pas de problème dans ce pays et boo xoolee la situation actuelle c'est ce qui se passe. Les gens ils sont revenus en arrière, ils savent bien que sont des choses qu'on ne peut pas maîtriser. amul lenn lu koy justifier la dul bëgg àdduna xam nga évoqué nga léegi le cas de comment dirais-je Miss Sénégal là mais tout ça là soo koy comparer même avec le cas Adji Sarr tout ça là ah soubassement bi lan la c'est quoi le soubassement ce sont des intérêts même qui sont en jeu et ces intérêts là lan la impliqué soo ko lay xool en profondeur c'est une méchanceté absolue c'est une méchanceté ndax cette femme là bon depuis la mort d'Ambroise bon paix à son âme bon femme bi rachetée ah comment dirais-je comme naka laa ko mën a waxee bon am la concession pour organiser la Miss Sénégal là mais ni mu ko amee mais y a d'autres yoo xam ne à chaque fois ñu ngi koy placer la dépôt de banane uniquement pour chercher la non-réussite de ces événements. Léegi nag mën na jàll maintenant voilà une fille maintenant trop matérialiste mën nañu ko gis proposer ko la monde des merveilles à ce qu'il y a beaucoup de bêtises. Enquête faite à l'issue dana xam ne laa nekkee tout ce que disait booy wala sa nekk des mensonges.
kaddu yi nga xamante ne nag moom la soxna si daal di yëkkati waxaat ko ci comité bi loolee mun na ko jural ay jafe-jafe ci wàllum yoon loolee mooy kaddu yi nga xam ne mooy duppee ci El Hadj Omar Mbodj nekk juriste de fonction waaye moom la mu gis rek mooy nañu daal di xaar réaction ki nga xam ne mooy juge ñu teewlu ko téléphone ak Barthélémy Koli. jafe na fi mu toll nii nag ak dossier bi nga xamante ne foofu la ñu toll nit mën ci wax ne dame bi elle a tort ou elle n'a pas tort parce que dafa nekk ci phase instruction gars yi di lëñcat dossier bi maanaam di xool mu nekk ci enquête bi nag ci police la nekk gum xam nga enquête bu nekk police moom boo xamante ne génnagum dina jafe trop nit ki wax ne kii moo dafa mujjee wax na dëgg wala waxul dëgg parce que police li ñu mën mooy entendre li nga xamante ne ñoom lañ ci cité wala ñoo ci am jafe-jafe wala ki nga xam moo porté plainte ci porté plainte nag police mën na joxe après par rapport à ça mais na nit ñi bàyyi xel ne nit ñi li ñuy jooy tout le temps mooy lan la enquête police di def ci presse parce que enquête police nag ki nga xamante ne moom la police entendre ak moom nga concerné balaa fii dossier bi di dem ci bi nga xamante ne mooy table procureur bi wala dem ci magistrat bi nga xamante ne moo yore dossier mais it mënuñu comprendre enquête boo xamante ne benn partie nga déglu yeneen partie yëpp nga déglu leen tamit mais nga fuité information booy wane ne partie bi nga xamante ne jot nga koo déglu waxul dëgg donc loolu dafay influencer un peu di gars yi naan jugement ou opinion te alors que opinion am amul droit juger parce que dafa am ñoo xamante ne ñoo yore looloo leen tax a jóg mooy li nga xamante ne moom mooy àttekat yi te àttekat yi mënuñ cee prononcé wu lu dul suivre dossier bi de manière en profondeur xool ko ñoom it defaat seen enquête bopp parce que it enquête police bi liyeewul juge bi seulement daf koy permettre mu mën a gën a am xam-xam ci dossier bi. ginnaaw mbirum Missu Sénégal ñu àddu waxaat ci mbirum Adji Sarr ak Sonko xam ngeen ne Ndeye Khady Ndiaye mi nga xamante ne mooy gérante bu salon Sweet Beauté démb naka daan na jàkkaarloo ak juge d'instruction Mahama Diallo ngir rek daal di tontu ci ndodd tuuma yi nga xamante ne moom lañ koy tuuma moom Ndeye Khady Ndiaye naka la mu xamle mooy weddina lépp li nga xamante ne moom lañ koy tuuma rawatina ci kaw Ousmane Sonko ci soxal viol bi nga xamante ne moom la ko Adji Sarr doon jiiñ ginnaaw ay kàddoom moom ak borom këram ak beneen ñaari masseuse bi naka tey jii lañ leen di déglu foofee ca tribunal Mbuur la ñuy dem wutali fekk fa tiis ak naqar bi fa am ginnaaw accident bu metti bi mu am foofu diggante benn camion ak clando taxi clando ba ñetti nit ñàkk ci seeni bakkan ak ñu bari ñi am ci gaañu jamono ji nag ñi nga xam ne dañoo ñàkk seeni bakkan ak ñi gaañu ñu ngi leen yóbbu ca hôpital bu Grand Mbour. mi ngoog ci weeru mars bi nag luñ ci nemmeeku ñu bari ci ay doomu nigérien jóge seen réew nag ñëw fii ci Sénégal loolee tax na sax askanu Sénégal jàpp ne dañ fi ñëw ngir mën fee yelwaan waaye nag mbir mi ba mu toq ci nopp autorité yi dëkkee foofee ca Nigéria ñoom dañoo gis na rek dafa am njunjaa ca maanaam affaire trafic illicite waaye nag binaaw bu ñu waxtaanee ab autorité yi nekk fii ci Sénégal nee na ni ñuy fexe rek ngir indi ci ay saafara ngir leeral ñu teewlu kàddu Adama Faye. ay fan ngi nii ñu nemmeeku ay doomu nigérien ci mbeddum Ndakaaru yi rawatina ci canal 4 bi ñëpp nag di yelwaan waaye bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ay sénégalais nañu nag lii wute na ak yelwaan ndaxte mbirum jaayum nit lay nirool te ñu koy def Niger lañu jóge ci dorteelu weerum mars bi lu ëpp ci ñeent fukki doomu nigérien lañu jàpp ca Kidira ñoom ñëpp nag bëggoon yegsi fii ca Ndakaaru ñi leen doon indi nag jàpp nañu leen tëj leen kaso ñu war a tëdd juróom benn weer waaye teewul doomu nigérien yooyu ñoo ngi xaas ci Ndakaaru boo leen gisee nag dañuy ànd ak ay xale waaye nag xel dafay ñaar ne est-ce que ñoom ñoo jur xale yooyu ñu bari jàpp ne askan boobu dañuy daw xiif ak ndóol waaye ci ak communiqué gouvernement bu Niger dafa weddi li nu mel teg ci mbir mi dafa am ay nit foofu di leen génnee réew ma ba noppi di leen jëfandikoo ci anam bu mu mënti doon fii ci Sénégal nag gouvernement bi mi ngi def lépp ngir dajale doomu nigérien yooyu ngir ut saafara ci mbir mi autorité yu Niger ñoo ngi biral seen mbégte ci taxawaayu bi naataango Sénégal def. Adama Faye ñu koy jaajëfal ci yile leer ñu àddu waxaat ci leneen soxal wàllum jigéen yi jamono ji ñu nemmeek ñu bëri ci jigéen yi dañuy utiliser produit cosmétique rawatina wàllum maquillage ñu gën ko xam ci make-up te loolee mun na indi njeexintal bu ñaaw ci seen wàllum wér-gi-yaram askan wi ñu taatan suñu micro nag ñu ngi ciy jéem a indi ab solution ñu teewlu reportage Oumou Kalsoum Diallo. maquillage nekk na lu xale yu jigéen yu bari jël jamono ji ñu toll wante nag du lu ñëpp rafetlu ci kàddu Junior Diop. waaw bon sama propos ci xale yu jigéen yi léegi yi make-up moom man daal make-up dama ko jàppee di mooy loolu rafetul daal waaw rafet il faut ñu changer daal parce que da ngay gis xale bu jigéen bu yeew
balaa moo sëlëm sa make-up na ba génn même buy dem boutique sa make-up te loolu jeexul daal man dama xam ne man su ma gisee xale jigéen bu ma koy bëgg kay naa ko bëgg si naturel am te naturel mais amul ay make-up di génn fii parce que mooy loolu quoi make-up daa rafetul. jigéen daa war a naturel loolu wax sëñ Sëriñ Fallou Mbacké wante nag maquillage mënut a ñàkk rax si dolli booy dem genre ay xew. jigéen moom daa war a naturel quoi en fait daa war a naturel loolu moo ci baax waaw soo demee nag bay génn ba xaw am benn ay heures yoo xamante ne da nga ko war a génn daje ak kenn mën nga defaru tuuti. mais pas tamit nga abusé di def parce que gis naa ñu ci def ay 3 couches 4 de tegaat ba ñoom suñu paree sax doo leen xàmmee mais instant bii moom je pense que yéen ñi moom suñu génnee naturel rek ci lay gën a baax si ñoom quoi pour ñu mën a concevoir seen peau yi normal. Aram Camara moom seetlu ne naturel sax la góor yi fi ñu toll gën a bëgg. man j'aime être naturel parce que mënuma di masqué wu di xëy di maquillé wu nga may gis alors que boo ma takkee danga may gisee ak neneen c'est pas ça. mieux vaut ma bàyyi ni ma mel nga gisee ma nii nga bëggee ma noonu après c'est fini bu fekkee ay mariage dinaa def ay maquillage mais pas trop de maquillage parce que j'adore la simplicité. en ce moment jamono bi ñoom ñooñu sax di def produits chimiques yi ñoom xam nañu instant bi être naturel c'est tout parce que xale góor yi léegi waratuñu genre jigéen yi nga xam ne dañuy def des produits chimiques wala affaire yooyu noonu nit da ngay fier si sa peau je suis noire je serai noire jusqu'à la jour. C'est ça pour moi mais de prendre des produits pour faire ceci cela j'aime pas il faut être naturel c'est juste ça la vie. maquillage nekk lu yokku taaru jigéen ci ñenn ñi wante nag du lu ñëpp gis ndax bu ëppee mën naa indi ay problème yi peau naturel daal moo dàq loo mun ci gis. jërëjëf Oumou Kalsoum Diallo yaram lépp lu ciy jaar rek dañ ko war a seetandi rek ndax mun nañu indi ay jafe-jafe ñu àddu wax ci xibaaru bitim réew doore ko ca Somalie foofee nag ab attaque lañ fa nemmeeku ca aéroport bu nekkee ca Mogadiscio Niger foofee nag nga xamante ne nag Amnesty ñu ngi artu autorité ya fa nekk nee na rek nañu fexe ba daal di jàppale ñi nga xam ne dañ leen a tëj ci kaso boobu ci wàllum wérgu yaram waaye tamit ci seen wàllum nekkin ginnaaw foofee ñu wax ca Afghanistan jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci collège yi ak ci lycée yi dañoo mer ba futu ginnaaw ba ñu amalee seen ouverture yi te nangu leen bàyyi ñu dem ci seen école yi ñu teewul leelal yi. xibaaru bitim réew dañ koy dooree te Somalie nag tey jii benn attaque lañ fa nemmeeku foofee ca zone verte bi nga xamante ne foofee la aéroport Mogadiscio fa la nekk benn commando boo xamante ne daal ay nit la ñu fees dell ak i ngànnaay ak ay grenade ñoo jéem a forcé dugg te zone verte boobee nga xam ne aéroport ba fa la nekk waaye tamit yu bëri ci ay ambassade yeneen réew fa la nekk siège yu l'ONU waaye tamit siège bi nga xamante ne foofu la force militaire bu Union africaine fa la nekk waaye police nag mi ngi xamle ne ginnaaw seeni xarañteef na fexe na ña ba daal di jàppante ak ñi nga xam ne ñoo naroon a def li ne mel tax na sax ñetti soldat am nañ ci ay gaañu waaye nag bu ñu sukkandikoo ci yenn kàddu yi nee na am na kenn ku fa faatu ñi nga xam ne nag ñoo doon amal attaque bi ñu ngi doon tàmbaliwaat ca Niger nag foofu Amnesty mooy kuréel gi nga xamante ne rek mooy saytu wàllum àq ak yeleefu ñi nga xamante ne caabi da leen féete ci ginnaaw ñu ngi ñaax autorité ya fa nekk nag ñu fexe rek ba ñi nga xamante ne dañ leen teg loxo rek foofu ci kaso boobee ñu fexe leen wàññi mettital bi waaye tamit gën na toppatoo ci seen wàllu nekkil ak seen wàllu ma wérgu yaram ginnaaw bi nga xamante ne nag gis nañ loolu enquête bi nag daanañ ci bind ay lettre ñoom Amnesty International ñoo ko xam ne ginnaaw bu ñu amalee ab entretien ci benn colonel buy wóo si Mamadou Djibo moom mi nga xamante ne dañ ko tegoon loxo ne dafa bokk ci ñaroon a amal coup d'état bu ñu dëgmaloon le 31 mars 2021 jaf Afghanistan nag jamono jooje méttit ak tiis moo fa nekk xale yu ndaw yi maanaam jigéen yi collégiennes yi ak lycéens yi njànge ci lycée ñoom nag naqar lañ am taliban yi ginnaaw ba ñu jëlee dogal ne léegi lundi bu ñu altine bu ñu dëgmal bu ñu weesu nag jigéen yooyu waroon delluwaat ci seen école yi waaye nag dañ ko mujj ajandi ba xamuñu sax kan la ginnaaw bi nga xamante ne ñi di taliban yi jël nañu réew moomee boobu ba tey nag ministère bi nga xamante ne moo yor wàllum njàng mi foofee waxaguñu kan la ñuy delluwaat ci école yi mu mel ni taliban yi dañoo ragal a wone seeni faiblesse nag loolu tax nag ñu jël décision yi ni mel waaye nag ndaw yi nga xamante ne dañoo war a dellu ci école yi jamono ji dañoo mer ba futu rawatina xale yu jigéen yooyu nga xamante ne toog na nu yàgg loo xamante ne mu ñu dem ci seen école yi foofee ca Afghanistan. xibaaru tàggat yaram ñu dooree ko ak match bi war a amaat diggante Sénégal ak Égypte gaynde Sénégal yi nag jóge nañu ca Maroc ngir wutali nag fa nga xamante ne fa la ñu amalee match bi di Caire ñu wax ci wàllum làmb jig Bombardier nag gis nañu moo gën a nekk en forme ki nga xam ne moom la war a tasal di Eumeu Sène leeral yi ak Momar Seck.
xibaaru tàggat yaram yi dañ koy dooree ak wàllum football Sénégal war a nag tase ak Égypte ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom si weeru mars bi ñu nekk nii ñoom gaynde yi nag ginnaaw nag bi ñu fexee ne ni ki suba si alxames gi la ñu waroon jógee foofee sa Maroc tey ji nag ñi nga xamante ñoo di délégation sénégalaise bi dañuy joxe ab xibaar ne ñoom tey ji si suba bi 11h jotee la ñu jógee foofee si diwaanu Marrakech ngir dem ca diwaanu Caire laata ñu fay jógee nag amal nañ seen ñetteelu séance d'entraînement foofee si diwaanu Maroc Aliou Cissé ak i ndawam nag dinañu yegg foofee ca diwaanu Caire laata ñu fay amal seen ñeenteelu séance d'entraînement ci stade bi nga xamante ni sax mooy stade bu Caire foofee la mbir mi di amee ñaar fukki fan ak juróom ñi fàttali ne match retour bi nag dinañ ko amal fii ci Ndakaaru stade bu Maître Abdoulaye Wade waa Égypte nag ñoom tamit ñi ngay waajal mbir mi bu baax a baax ndaxte nag seen jëwrin gi di nag Mohamed seen jëwrin gi nga xamante ni moom moo jiite sport bi di Achraf Soubi démb mu ngi woon ci séance d'entraînement bu pharaon yi moom nag nee na am na mbégte bu baax a baax waaye tamit am na yaakaar ne li nga xamante ni dundoon na ko ci Coupe d'Afrique bi ñuy weesu ci final bi te Égypte ñàkk ko ci kanamu Sénégal dootu ko dundaat ci wàllum lambu Bombardier mu ngi waajal bu baax a baax combat bi nar a dox digganteem ak Eumeu Sène niki démb foofee ci diwaanu Mbour amal na nag lu ñu naan open press jàkkaarloog taskatu xibaar yi moom Bombardier artu na nag kii di Eumeu Sène. mais incha allah rabbi dama ko siy boole si kattanu yàlla loolu moom confiance bi noonu laa mel naturellement man ku ma xam dama gëm sama entraînement gëm sama staff sama ñi may encadré gëm ñi may ñaanal gëm sama waa dëkk moo tax man waruma ragal. loolu daf may neex man dama bëgg combat rek pour daje da fexe ba li mu wax rek moom li mu wax na ko dëggal dimanche damay bañ bokk ni rek si micro yi ñu def message bi ñoo teg leneen waaye ñoo tàmm loolu mais bu dee daw daje ñamante loolu bu ko defee rek doon neex day mu nekk élément bu mujj ci xibaar yi mbokk yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beek déglu bi ci kanam tuuti di ngeen am xibaar ci kàllamu nasaraan ànd ceeg Momadou Seck jërë ngeen jëf.